ngi noonu chronique bés bi muy jàngat bi Chérif ñu fas yéene ci ànd ak Ablaye Cissé. waaw ni nga ko waxee noonu la binaaw bi nu nuyoo Ablaye ak suñu gan. ñu daal di wax rek ci mbas mi nga xamante ni kon mi ngi lëmbee Sénégal tourisme bi nag bokk na ci secteur yi nga xamante ni moom la gën a laal ak lépp loo xamante ni moom la jege muy transport aérien ak wàllu restauration. Abdoulaye yow yaa ngi jógee ci Casamance ku ne Casamance wax Cap Skirring nekk zone boo xamante ni wax dëgg yàlla am zone touristique la dem nañ ba am sax aéroport international vol yi doon jóge ay vol direct jóge Europe daan fa dem ban situation la foofa nekkee. waaw dañuy njëkk a wax ni sax tourisme bi nga xam ne moo tax a jóg vol direct bi jëm Dakar dem Cap Skirring reprendre gul fan yi dafa arrêté dina reprendre ci fan yi di ñëw ci kanam mais dafa am loo xam ne buñ ci taxawoon laaj ñi ci plateau bi yëpp lan mooy touriste laaj yi ku nekk dina wute ak sa bosu morom ci li ñu koy définir wala ci process bi nga xam ne sax moom lay définir touriste pour wane ni rek dafa am loo xam ne dafa desee leer te ñu koy boole ci chiffres yi ñuy compiler te bu ñu koy defee noonu dana tax xëy na ñi war a gis seen bopp ci tourisme du ñu gis seen bopp parce que ñi ñu ciy dugal du ñoo xam ne nii ñuy indi valeur ajoutée la ci chaîne de tourisme bi mais dinañ ñëw léegi ci loolu situation bu Casamance bi mooy situation wu Sénégal yëpp ci par rapport ak feebar baa ngi fa tax touristes yi ñëwatuñu réceptifs yi hôteliers yeeg yooyu c'est vide bu ma nee vide mooy léeg-léeg boo fa nekkee da ngay yaakaar nit yow rek la sax yow rek la ñuy war a toppatoo te ñi fa nekk du touristes yi nga xam ne ñoom la ñu xàmmee ci seen xar kanam ñuy jógee bitim réew yooyu bëri na sax léegi ay sénégalais te loolu lu ñu war a encourager la mu gën a sax nit ñi di gën a dem di découvrir tourisme local Sénégal voilà tourisme local boobu parce que bu ñu ko deful ëllëg bu lu mel nii amee day mel ni dañuy wékku rek ci ñi nga xam ne nii ñooy jógee bitim réew te chiffre tourisme bi sax dafa wone ni boo jëlee ñi nga xam ni ñoom la ñuy bon chiffres yi gën a sincère wala yi gën a taxaw 2014 lañ commencé vraiment di ci jéem di wax ni franchir nañ le cap du million de touristes ñu defoon politique yoo xam ne dañuy ne at mu jot war na yokk 40%. 2017 lañ mujjee am chiffre yu ANSD ak yenn organismes yi ci yëngatu mais muy chiffre yoo xam ne xëy na boo ko liñbatee ba ci biir di nga gis ni ñi ciy dugal 1% mooy ñoo xam ne nii loisir moo leen indi te tourisme xëy na loolu lañ ci njëkk a jiital. 1% tourisme d'affaires. lépp 1% bi ñoom Chérif la ñi nga xam ne nii dañ may ñëw gane si sama kër sama mbokk la ñëw gane si ma léeg-léeg kooku di nga xool ni est-ce que indil na valeur ajoutée ci tourisme ndax bu ñëwee maa koy dalal maa koy dundal genre gan la boo xam ne du indaale dara donc ñooñu te ñuy jóge sax bitim réew ay sénégalais yuy jóge bitim réew ñëw seet seen famille bu ñu leen boolee ci chaîne bi nga xam ne mooy définir touriste te ñuy ñëw seen kër bàyyiwuñu fi dara indiwuñu fi dara lu dul ñëw seet si seen mbokk xëy na dana compliqué pour ñi nga xam ne ñoo war a bénéficier wu ci tourisme muy hôtel yi parce que ñoo ci jiitu gis nga bi mbas mi amee ñi gën a lorule mooy hôtel yi bu weesoo compagnie aérienne yi nga xam ne ñoom la njëkk a tëj ñi gën a lorule seen activité zéro waxuñu sax ralentissement zéro la parce que dañoo tëj mooy hôtel yi tegu ci seen i personnel yi nga xam ne ñoom ñoo leen di liggéeyal ci chaîne de valeur tourisme bi aussi dafa am lu ci nekk muy village artisanaux yi ñi nga xam ne ñooy jaay art te ñooñu gis nga ba léegi xamuñu fu ñu leen dugal sax ci ndimbal li ndax bu ñuy dimbale waa ministère de la culture ñu ne leen noo yéen artisanat d'art ngeen bokk feneen ngeen bokk duñ leen boole ci artistes yi buñ demee ci wàll wi ñu leen war a boole ñu ne leen noo bokkoo leen foofu feneen ngeen bokk donc yooyu yëpp dañu am problème tey ñun pour définir ko xool nu ñu leen di teggilay ay taxes pour mu jëriñ leen tourisme bi nag li tax xëy na perspective yi nga xam ne ministère bi da koy définir dana jafee atteindre parce que chiffres yi sincérité bi nga xam ne ni moom lañ ci yaakaar moom moo amul parce que li ñuy définir touriste encore une fois kooku hôtel bi mënu cee gis boppam hôtel bi nga xam ne mooy réceptif bi te ñu yaakaar ni moom mooy war a gën a gis boppam ci 500 milliards yi nga xam ne tourisme da koy indi 37% de remplissage la ñu toll 37% li ñuy bàkkoo yëpp ak gargarisé wu on va faire 1 million de touristes 40% 37% de taux de remplissage la suñu réceptif yi toll loolu xam nga sori na lool ak koo xam ne nii day def tourisme di ci gis boppam ñi ci gis seen bopp nag xëy na mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci tourisme d'affaires hôtel yu mag yi nga xam ne ay séminaire ak yooyu la mais xam nga du loolu moo fi ëpp loolu boo génn Ndakaaru génn benn bu nekk fii ci corniche bi bareetul lii dëgg mooy hôtel yaa ngi tëj à Saly par exemple hôtel yi fa tëj tey mënuloo ko compter sax ci baaraam mënuloo ko compter ci loxo
yu bëri tëj na lu ci bëri aussi li ko waraloon mooy li géej gi lekkoon plage bi am na hôtel yu mag yu nekk foofu yoo xam ne ba ñu tëjee li ko waraloon mooy géej gi lekk na plage bi lekk piscine yaag lekk lépp ñu ngi koy defar gaa ñu ngi ci yoon bi tey mais xamuñu loolu bu fi jógee ban politique la ñuy taxawal pour nit ñi dellu siwaat léegi secteur bi naka la ñu ko ñu ngi tudd ay plan de relance ak yu ni mel mais dañoo nekk ci contexte boo xam ne kenn xamul kañ lay jeex kenn xamul kañ la touristes yi mën a dellu si waat léegi nag naka dañu mën a préserver par exemple emploi yi hôtel yi comme ni nga ko waxee parce que état tamit mënul nekk tout le temps di jàppale. waaw relance bi du ñu ko wékk rek ci li nga xam ne ni mooy mbas mi xëy na plan de résilience boo xam ne ni mooy tax ñu génn ci loolu baax na parce que bu ñu ko xoolee rek sous le prisme de mbas mi naka la ñuy def pour suqaliwaat dañuy juum parce que li fi nekkoon avant après mbas mi daf fiy nekk ba léegi c'est-à-dire miser wuñu ci suñuy force te gis nga am na pays yoo xam ne ñun moom la ñu maaseel romb nañ ñu depuis Kenya romb nañu depuis très très longtemps Tunisie xëy na xawoon nañu méngale parce que ñoo bokkoon li ñuy valoriser muy géej romb nañu depuis très très longtemps pays bu mel ni ki Bénin nga xam ne ñun ñoo ko jiitu woon dafa miser ci li nga xam ne nii mooy ay force am mooy lan valoriser patrimoine culturel am ba waa Bénin ci seen bopp di ko dem dañu kumpa xam nga maa ngi fàttaliku bi ñuy inauguré jumaa ji Masalikul Jinaan wax dëgg fa yàlla def naa fii la woon wala ci RFM directeur général ASPT agence sénégalaise de promotion du tourisme ci jamono jooju c'est-à-dire mënul woon a wax réellement c'est-à-dire naka la voilà c'est-à-dire wax na dinañ ko boole ci découverte yi mais naka lañ koy valoriser ba loolu bokk ci circuit yi ñuy proposer ay touristes pour mu doon patrimoine loolu plan national bi bokk ci woon te loolu mooy indi yeneen yi nga boo demee tey par exemple Chérif wax na ko boo demee Casamance dem Cap Skirring àla kuliaa boo laajee nit ñi lan moo fi attraction dañ la wax Cabrousse wax la Oussouye Roi d'Oussouye aucun protocole boo xam ne moo fa nekk soo xamul Fati mu xam que la fa mën a yóbbu doo fa dem ngay touriste war a ñëw mu nekk la principale attraction y a aucun dispositif protocolaire boo xam ne nii di nga ne même boo xamul nit boo jaaree fii di nga dem ci bois sacré bi gis le Roi d'Oussouye parce que c'est l'attraction quand même de la province et de la région bu weesoo loolu Casamance ak àll bi ni mu mel Yambalang est-ce que mën ngaa imaginer ni amul parc animalier par exemple Ablaye doguma la mais on voit la même chose ci île du Saloum yi fu mel ne par exemple île Sipo il y a une reine qui s'appelle Fatou Mané qui est en vie et qui est la reine de cette petite île Sipo île du Saloum mais ñu bëri aussi comme ni ngay wax bouche à oreille bi rek moo dafa mën a yóbbu mais amul ci programme bi foo xam ne dinañ ko gën a mën a jëmal aussi ñun li ñu war a ñun xamuñu suñu dëkk ñun si suñu bopp la critique s'adresse à tout le monde mais li tax xamuñu ko mooy dañ ñu ko wanul aussi parce que am na loo xam ne soo ko xamul mënuloo ko jeexi c'est-à-dire tourisme dañ kumpa du ci suñu aada ñun jóg rek ne maa ngi dem xawma lu ma fay fekk non da ngay dégg kay wala nga xam ne lii ma nga fa nga jóg di ko seeti Chérif da ngay laqat rek waaye léeg-léeg nga dem fa ay week-end yow tamit bàyyi yooyu nag loolu c'est-à-dire foog ñu miser ci li nga xam ne mooy suñuy force et puis interpréter chiffres yi d'une autre manière mais bu ñu nekkee di gargariser wu rek on a fait 1 million de touristes touristes bi ki ñuy comptabiliser mooy ki ñëw aéroport man ma remplir ni je viens en tourisme non man xam nga man indi lu ma dara hôtel bi bu ma ñëwee Chérif may dalal ma toog këram déw ma ci recette ñooñu bu ñu ma compter te ñooñu wax naa la 280 000 personnes la le quart ba pare nag taux de remplissage bi moyenne 37% donc lan moo leen dese dañuy soox di dem rek mais duñ ci génn jamais Bénin ci exemple Bénin bi ma doon joxe dañu nekk di miser ci seeni force les mythes du Dogon ak yooyu ci yooyu lañ nekk ñoom di ko valoriser seeni statut gis nga ko ci bi France di war a restituer patrimoine culturel africain yi ñun dañoo wékku rek ci le sabre de l'Hadj Omar ba pare def débat ci c'est pas le vrai voilà faux bi c'est-à-dire ñoom seen débat moo nekkoon non vous nous restituez tout parce que on veut le faire voir dans notre pays jël le lead de cette affaire là Patrice Talon engagé ko jël le lead de cette affaire de sorte que même les occidentaux bu ñuy suivre débat boobu dañ naan beneen moom dama ne ñu reste donc nañ dem xooli lan moo fa nekk ñun c'est vrai am nañu musée des civilisations noires mais li ko jiitu woon sax ci débat mooy dara nekku fa loolu aussi war nañ di ko moytu souvent ñun baax na ñuy valoriser li nga xam ne nii mais est-ce que base relance bi kon warul sukkandiku ci li nga xamante ne moom mooy tourisme local boobu ñu promouvoir ba gis nañ yaa ngi koy wax sànq agence bi nekk wàllu promotion touristique créer benn concept tuddee ko taamu Sénégal bu ko defee doomu Sénégal yi ci boppam dem ci biir xam li xew ci biir réew mi
mais c'est-à-dire man ni ñu koy defee rek moo may jaaxal chaque fois warul yem ci wax dafa war a yem ci dafa war a yegg ci wane ko ñu gis ko xaw ma nag nan lañ koy defee du man maa leen di wax nan la ñuy defee seen communication ak yooyu mais wax ko rek ñëw ci plateau wax ko wala def ay plaquettes taamu Sénégal te valoriser wuñ ko fi ñu ko valoriser yëpp ñi ko xamul woon xam ko ba mu jaral leen ñu dañu ko kumpa ak bokk na ci aussi di def ay politique yoo xam ne danañu peut-être mën a yombal sax locaux yi nga xam ne ñooy dem parce que léeg-léeg nga bëgg a dem aussi sama genre yi sa poste bi du ko attan bon nga fomm. voilà loolu tourisme local boobu ñuy wax tamit. c'est pas à la portée de tout le monde c'est pas à la portée de tout le monde. ça c'est vrai nga ni Sénégal fii ñu fi mën a payer luxe boobu dem di noppalu ci Cap Skirring dañ leen di compter. mais da ngeen di wax seen entreprise yi ah ñoom ay comité d'entreprise yoo xam ne c'est-à-dire non c'est vrai loolu mooy dëgg gis nga ci pays développé yi. du état bi mooy payer du keneen mooy payer am nay cotisation yoo xam ne fii entreprise yëpp dañ leen ko teg comité d'entreprise su amee ci entreprise dinay waral di mën a organiser ay voyages de loisirs salariés yi di ci bénéficier wu en payant une partie mais beneen partie bi nekk à charge de l'employeur ou une caisse boo xam ne nii am nañ parce que fii am na fii salaire yoo fi jël am nay cotisation yoo xam ne bu ñu ko xoolee ba xool war na dellu siwaat au bénéfice du salarié mais bu demee ci état bi du dellu siwaat bu demee ci keneen tam du dellu siwaat te loolu yëpp bokk na ci politique yoo xam ne nii dañ ko war a taxawal mais loolu ñëpp a ciy ànd bokk ci sumb bi puus mu dem xam naa ne boobaa moom Chérif nag du doon tous les jours yow rek voilà am na solo même emploi Fadi il faut ñu wax ko parce que perte d'emploi yi bari na gis nañ ko ci journaux yi tey même ba ci transport aérien ba et cetera waa ñu nekk AIBD ak tamit ci hôtel yi chômage technique bari na fii ci Dakar aussi dafa mel ni ñëpp tëj nan loolu aussi naka leen def mu dimbali leen non ñooñu xam nga ñoom ñooy koy impact gis nga avant gouvernement bi di wax ne ordonnance numéro 1 boobu sax salaire yi pay 70% am na fi hôtel yu mag fii ci corniche Dakar bi libéré woon nañu seen i salariés ne leen li mu commencé mooy waa jël leen congé seen congé jotagul mais comme liggéey amul jël leen ñu jël congé jóge fa chômage technique bi kuy waxal yàlla man nag li ma gën a jaaxal mooy souvent ñuy bañ ni non chômage technique amu fi wala gisaguñu kenn ku déclaré wu am na salariés yoo xam ne bu ñu leen yóbboo chômage technique sañuñu sax jàkkaarloog seen i patron parce que ca ba situation bi di normal condition ya nga xam ne nii moom lañ leen di teg ci législation sociale bi nga xam ne moom moo fa am c'est-à-dire sañta bañ la souvent ci yenn entreprise yi sañta bañ moo fa am de telle sorte que syndicalisme taxawu fa boo fa taxawee sax boo moytul yow la ñuy teg li nga xam ne ni mooy daan bi te loolu yëpp bu ñu jógee ci lii dafa war a changer entreprise yu mag yi ma bërëxal ci loolu am na ñoo xam ne nag seen mbëbët yëpp fii la yem bu jógee Dakar fii dem fii Saly wala Somone nañuy faral di gën a génn dem ci yeneen barab yi nga xam ne nii si àddeko Fatick wax na ci du Saloum boo demee Cap Skirring ak yeneen xam naa ne am na yeneen barab Saint-Louis mais nañuy génn di gën a sori parce que yoon yi léegi quand même tabaarkalla la xaw na baax c'est ça Ablaye Cissé ñu lay jaajëfal bu baax di la sant nga àndoon ak ñun ci jàngat bi da ngay descendi ak ñun ñu dalal invité bi